واجبا دايلا يا ما خسر الانس والجنين رسول الله اليكم ñu doon wax Seydina Mandione Laye nga présenté wu yow yaay kan. waaw man maa ngi tudd Seydina Mandione Laye di doom ci Seydina El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye xalif général des Layènes bokk ci it ñi nga xam te ni que ni ñoo gën a mag ci ay doomam parce que ñoo fi gën a nekk ñoo fi gën a fete mag fekk fete mag lax naa at yu bari parce que ku passé juróom fukki at bay bëgg a dugg juróom benn fukk dootoo xale kooku nag mooy Seydina Mandione juddoo Malika yaroo Ndakaaru dëkk Yoff ci wetu waajuram Serigne Ablaye mi nga xam te ni tey moom la def muy xalif général des Layènes. tey lan mooy say activité. waaw man defe naa ne léegi màgget naa parce que j'ai pris ma retraite je suis agent du tourisme j'ai été aussi propriétaire d'hôtel donc j'ai toute ma vie li ma sama àddina yëpp liggéey naa ci tourisme laa liggéey yoroon naa fi ay agent de voyage yoroon naa fi amoon naa fi ay hôtel mais yooyu yëpp léegi mag laa xale yi ñoo continuer loolu man maa ngi nappalu di toppatoo ci nga xam te ne mooy mbiru diina ji. tey de manière générale boo xoolee tey tourisme bi au Sénégal. yow tey ban jàngat nga ci am ak ban valeur ajoutée nga leen mën a indil comme que am nga ci expérience. waaw dama koy faral di wax damay wax ni que ni tourisme suñu bëggoon dëgg mu dox ci Sénégal faw nu wax gëstu jéem a xam kan mooy Seydina Limaamu suñu xamoon ni Seydina Limaamu mooy yonentu bi yàlla bi nga xam te ni moo woote woon ci Makka weexoon woote waat ñëwaat fii ci saw ñuuloon suñu xamoon ni que ni woote bu mujj boobu fii la ci Sénégal kon defe naa ni que ni lu bare dina jóge Makka ñëw fii ndax suñuy xool les statistiques ci Makka wax nañu ni pèlerinage u Makka dana drainer lu jigeeg 3 millions de pèlerins suñu koy xayma ci alal war na jege dans les 50 milliards de dollars 50 milliards de dollars c'est à peu près l'équivalent du budget du Sénégal te nee nañu statistiques yi wax nañu ni d'ici 2020 pèlerinage boobu dana générer lu ëpp 100 milliards de dollars vous imaginez xaalis boobu ak koom-koom di dugg ci Makka nee nañu it mooy deuxième secteur ba nga xam te ni que ni ginnaaw la pétrole mooy gën a dugal alal ci Makka loolu lan moo tax yonent bi yàlla boobu nga xam te ni moo woote woon foofu ci Makka suñu gëmoon ni wala ñu gëstu xam ni que ne yonent boobu moo waxoon démb moo wax ne it moo ñuul tey ñëwaat ci mujj jamono kon dëkk bi tey jii dana wax ne hôtel yi dinañ fees restaurant yi dinañ fees loo jaay mu jar kon loolu dafa am solo moo tax damay wax bés bu nekk ni état am na devoir pour gëstu li nga xam ne que ni mooy problématique gu prophétie Seydina Limaamu Mahdi alayhi salaatu wasalaam ak Seydina Isa ndax suñu ko su àddina xamoon ne tey jii fii la ñu mujj ci mujj jamono kon defe naa ne que ni Sénégal refuserait du monde kon loolu moo tax ma ne la secteur boobu tey suñu bëggoon mu am développement bu am solo faw ñu gëstu loolu dugalaale ko ci programme yooyu. léegi question bi ñuy tëjee tourisme comme ni nga ko wax parce que suba incha allah je pense que le premier ministre ak le ministre des sports dañu war a créer benn comité boo xam ne moom la ñu bëgg a yóbbu Russie 2018 te boobaa ñoom dégg naa tey ci rajo bi ñoom ñu ne dañuy jaay destination Sénégal yow tey en tant que citoyen pour man est-ce que yaakaaru ne waroon nga mën a def un acte citoyen soit nga am langue avec ministre bi wala premier ministre bi pour mën leen yokk une valeur ajoutée dans ce secteur bi nga xam ne jàpp naa ni war nga ko maîtriser ko. mais wax nga dëgg parce que déglu naa ko ci suba ci benn rajo de la place déglu naa ministre bi mu koy expliquer
mais damay wax ni que ni jaay destination Sénégal du rek benn opportunité boo xamante ni que ni c'est la coupe du monde en Russie. Vendre jaay destination Sénégal c'est en longueur d'année. dafa war a pérenne dafa war am ay programme yoo xamante ni que ni dinañu ñu dugal ci alal yoo xamante ni que ni dinañ ko mën a jaay fépp ci àddina. parce que man am naa chance ba nga xamante ni que ni j'ai presque côtoyé tous les ministres du tourisme. J'ai voyagé avec eux partout. J'ai fait beaucoup de salons à travers le monde. kon am naa ci xam-xam am naa ci lu may xalaat mais ràññee woon ñen ñi kan yi xaalis bi ñu daan dugal ci promotion du secteur était très très insuffisant kon loolu dafay gàllankoor la promotion de la destination Sénégal soo xoolee aussi beneen difficulté bi mooy la cherté de la destination lu jëm ci transport aérien lu jëm ci infrastructure hôtelière gis nañu que ni hôtelu Sénégal yëpp dañu cher gis nañu que ni les billets d'avion dañu cher. Je donne un exemple. Vous quittez la France nga dem la Tunisie ou au Maroc avec 250 € ou 300 €, vous pouvez faire une semaine en demi-pension et billets d'avion compris. Alors aujourd'hui, si le même touriste veut venir au Sénégal, passer une semaine, il achètera un billet à plus de 800-900 €. Sous les hôtels sont chers parce que vous voyez un peu les nuitées à Dakar ou dans la Petite Côte, vous ne payerez pas moins de 100 € la nuitée. Donc vous imaginez le budget. Kon moo tax ma ne le vrai problème nekkul foofu jël ay nit yóbbu Russie pour vendre la destination Sénégal. C'est une vraie politique touristique qu'il faut. jërëjëf foofu Seydina Mandione léegi bu ñu ñëwee ci 138e édition bi ñuy waaj a dem nii ci appel bi le choix du thème dañoo gis ni c'est l'islam, une religion d'équilibre et du juste milieu à travers les enseignements de Seydina Limamou. Pourquoi le choix de ce thème lan moo ko waral. waaw wax naa ko démb wala barka démb dama wax ni que ni thème bi dafa ñëw ci jamono joo xam te ni que ni dafa am solo ndax dañu gis ni que ni dunda doomu aadama yépp dafay bari des fois ay gàllankoor ak ay difficultés loolu lépp dara waral ko lu may injustice damay wax ni que ni mu nekk ci àddina bi loolu moo tax àddina bi bari ay problème ni mu nekkee ci sunu réew wala beneen réew loolu moo tax réew yooyu di am problème su nekkee ci sa kër sax mu am problème waxtama laak mu nekk ci àddina bi wala mu nekk ci am réew kon l'injustice dafa bari loo xam te ni daf koy yàq ci dundu doomu aadama gis nañu nag ni dafay gën a yokku dafay gën a yàq dundinu nit ñi dafay gën a yàq it gouvernance su ñi nga xam te ni que ñoom yàlla def ñuy jiite doomu aadama yi yooyu yëpp nag suñ ko xoolee nu xam te ni que ni lii war nañ ci waxtaane pour delloowaat nit ñi nu xam te ni que ni ak fu waay mën a nekk ak sphère boo mën a nekk nga xam te ni équité dafa baax équilibre dafa baax justice dafa baax ndax benn bu ci manqué rek mën na andi difficulté yoo xam te ni que ni mën na yàq lu bari parce que soo xoolee les déséquilibres yi nga xam te ni que ni ñoo nekk ci ak fu mu mën a ne fu déséquilibre bari fu injustice bari dafay indi problème ya nga xam te ni que ni dafay dem ba da ngay xam ne dafay gangréner dund ni doomu aadama yi bu dee réew la dafay gàllankoor fonctionnement bu baax ci réew loolu moo tax ñu boole kook li nga xam te ni que ni dégg ngeen ko ci jamono yëpp ci wàllum yoon gis ngeen li fi xew gis ngeen ay magistrats yu démissionné gis ngeen sortie yu fi def loolu dafay wane ni que ni y a problème alors ce problème nag su amee ñi nga xam te ni ñoo ngànk loolu war nañu mën a toog war waxtaan xool naka la ñuy jubantee loolu naka la ñuy defaraate loolu ba justice mën a def liggéeyam ni mu ko war a defee
ñi justiciable yi dund justice boobu ni ñu ko war a dundee loolu suñu ko defee c'est un facteur de stabilité ci dëkk la ba nga xamante ni que ni même pour économie bi jëm kanam foo mu am justice bu équitable. donc dans la continuité su ma déggee sa raisonnement. Par rapport à ce thème. donc tey bu ñu duggoon tey ci situation du pays. yow en tant que citoyen le fait que tey ñu tëj Khalifa Sall tëj Barthélémy Dias Karim Wade exilé yow tey loolu ban jàngat nga ci am. waaw loolu jaaxal nañu bari ndax damay wax ni que ni lu daje bari rek dafay xaw jaaxal doomu aadama yi wax naa ko démb xaw ma barki dem nee naa Khalifa doom la woon ci kër gi xarit la woon ci kër gi ku baax la woon ci kër gi wax naa ko ni nee naa leen jamono yu mel ni bu musaan ñëw cérémonie yi bu musaan ñëw dana sol dàllam kër gu nekk ci njaboot gi dina fa teg tànkam dina saafonte ak ñoom dina sargalante ak ñoom yëg-yëg boobu dafa am solo nit ki du li nga koy defal mooy tax mu lay gërëm wala mu lay sant mais yëg-yëg dafa am solo Khalifa nag yëg-yëg boobu la amoon ci njaboot gi yëg-yëg boobu la amoon ci diine ji ak yu bari nag yoo xam te ni def na ko ci infrastructure diine ji loolu moo tax bi loolu xewee mu métti nu lool waaye nag dañuy xam ne loolu lépp mbiru yàlla la ndax gëm naa ne aussi justice ñëpp xam na ni que ni bu jaaree ci yoon dinañ ko xam mais bu jaaree ci yoon it boroom xel yi dinañ ko xam waaye nag mën nañu xam ni aussi lépp lu dal doomu aadama it mën nañu xam ni que ni yàlla moo ko teg kon dañuy ñaan yàlla mi nga xam te ni moo ko tegoon natt boobu yàlla dindi ko tege ko ba mu demaat ci njabootam. mooy kaaw Barthélémy Dias mooy kaaw Khalifa Sall ñoom ñëpp daal damay wax ni que ni bu justice dafay liggéeyam lu mu génne àddina yëpp dinañ xam ni que ni lii moo ci baax wala lii baaxu ci waaye daal jàppale ni lépp rek buñ ko dugalee ci que ni yàlla mooy dogal lépp danañ mën a gëm ni yàlla moo dogal loolu te su jeexee dana jeex incha allah. donc suñ la dégloo nii dafa mel ni yow da nga engagé politiquement. non man je ne suis pas politique bien que nag j'ai assumé quelques fonctions parce que j'ai été maire et quelque part de 1996 ba 2000 parce que les populations de Malika m'avaient demandé à l'époque parce que c'était la première fois que Malika nekk commune d'arrondissement ñu dem seeti sama waajur bi nga xam te ni moo nekk fi Khalifa tey wax ko ni ko di Seydina Mandione la ñu yaakaar ni que ni mën nañu yoral suñu maire yi alors bi ñu ma sollicité décliné woon naa sax li ñu ma demandé mais su ma waajur waa ma ni ma Mandione ma ni ko laay mënu ma demal parce que Malika maa ko moom Malika sama dëkk la su fekkee ni waa Malika dañu yaakaar ni que ni mën nga ci dara soo bañee dañ naan bëgguloo dëkk bi kon nag demal nga ànd ak ñoom loolu moo ma ci dugal en 1996 ba en 2000 bi Ablaye Wade ñëwee ñu daal di def ces maires là en délégation foofu boobu laa gëj ci politique nag ba léegi ndax man lii nga xam te ni que ni mooy diine seen alimaam ji moo ma gën a ñor kat de la politique ou d'une mairie kon boobu ba léegi nit ñi bëgg nañu ma ñëwaat wala ma def lu mel noonu mais wax naa leen que ni loolu du suma cër loolu ndigal moo ma ci dugaloon ndigal la jeex na génn naa ca maa ngi ci service de la communauté su ngeen gisee li may wax ak li may def lépp ak li may daw lépp pour communauté bi kese la su communauté bi baaxee am naa satisfaction su communauté bi amee li war ci moom lépp am naa satisfaction mais lenn lu ci manqué dana ma métti lool loolu moo tax ma ciy sonn. dinañ ñëw après sax ci Ngadiaga ak Malika mais bu ñu eggee nii ci mouvance politique bi ba tey. tey préparatifs yi ni ngeen koy waajalee ak président bi suy ñëw lan ngeen di xaar ci moom ba pare bi koy tënkaale mooy que tey est-ce que tey nguur Macky Sall bi tey communauté bi gis na ci boppam à l'instar des autres communautés. waaw loolu defe naa waxtaan naa ci lu yàggul rek damay wax ni mag lañu dunu mag lu bari fekk nañ fi te xañ na lu leneen dinañu fi fekk mais dañu daan gis ni que ni un chef de l'État su daan déplacé wu di dem dans une localité
par exemple il quitte Dakar pour aller dans une région dañ daan gis ni que ni vraiment dafay am un engouement une mobilisation ay investissement ay travaux yooyu yëpp dañ ko daan gis ci ñi nga xam te ni jaar nañu fi ñuy embellir dëkk ba di ko defaraat ba mu rafet pour accueillir son chef d'État mais nun man bokk Seydina Mandione li ma jàngat ci loolu depuis quelques années monsieur le président suy ñëw Yoff su ñëwee dañuy dugg ci benn salle boo xam te ne que ni matul 100 personnes ñu wax fa ay wax ñu génn dem te du am benn impact ci communauté bi du am benn impact ci population Yoff moo taxoon ma ni bi yoon dama doon ñaan monsieur le président de la République suy ñëw Yoff mu xam ni que ni Yoff li mu soxla bëri na Yoff li fi manqué bëri na Yoff li mu fi war a def bëri na te su ngeen génnee di ngeen gis ni que ni fii dara beesu fi wax naa ni que ni soxla nañu lu mel ni ay infrastructure ay yoon parce que gis nañu ni que ni lépp luy xew Yoff dañu am difficulté de circuler à l'intérieur parce que yoon amul benn yoon moo fi am boo xamante ni bu ñëpp fëxee oto sax dafa mën a jaar waxtuma laa nit gis ngeen en longueur d'année ndox mu bon mi dafay tuuru ci mbedd mi bu appel ñëwee nag ñu wut ay hydrocureur teg leen foofu ñuy parer à cette situation là mais suñu ñibbee ndox mi commencé waat di ball ba déwénati encore donc le système d'assainissement il n'est pas fiable kon dëkk bu mel ni Yoff ak mbooloo mi fi wàcc su amul yoon yu baax amul assainissement bu baax difficulté la pour la communauté ba ci tegu l'insécurité bi nga xam te ni que ni gis ngeen ni que ni vous êtes des hommes de médias bés bu nekk su ngeen ubbee xibaar yi di ngeen gis ni que ni on parle de Yoff rey nañu fi nit agressé nañu fi nit def nañu fi nii nangam loolu war na xam ni que ni mu ngi Yoff ndax man il y a 2 ans de cela 1 an et demi 2 ans dajale naa tous les délégués de quartier de Yoff ma ni leen kenn ku ci nekk soo demee sa quartier nag ma xoolal lépp lu fay mbon mbon nga andil ma ko maa ngi wax ci contrôle tous les délégués de quartier de Yoff loolu def nañ ko kenn ku ci nekk ba nga demee répertorier nga lépp lu mbon mbon ci sa quartier bi ñu ñëwee andil ma ko j'ai provoqué une réunion avec le sous-préfet des Almadies ñu daje à la mairie de Yoff réunion ba ñu ngi ko defee dans la salle de délibération de la mairie de Yoff présidée par le sous-préfet des Almadies bi ñu waxtaanee ñu génneel ko difficulté yëpp yi nga xam te ne am na ci biir Yoff moom it mu def ci liggéey bu am solo parce que sous-préfet boobu def na son rapport jébbal ko son supérieur mooy le préfet de Dakar bi moom ma ne pare na jox na dossier bi préfet de Dakar j'ai pris mon téléphone j'ai appelé directement le préfet de Dakar ma ni ko ndax jot nga rapport suprême mu ne ma jot naa ko incha allah sëriñ bi dinañ ci jël ay matuwaay nu mu gën gaawee mais voilà 2 ans defuñu ci benn jéego gis ngeen tout le long de la plage de Yoff ak Cambérène mbon yi fi am bés bu ne en longueur d'année te ba léegi mënul am saafara waxuma nag les auberges les bars clandestins qui pullulent dans Yoff ak Cambérène ba léegi saafara muñ ci am kon moo tax ma ni monsieur le président de la République suy ñëw Yoff mu changé tuuti doxalin mooy lan mooy difficulté yooyu yëpp ñu nga xam ne ñu ngi koy dunda su ñëwee mu mën ñu waxal ñu ci ndax dina ci jël ay saafara ak lu mu ci man ak lu mu ci mënul ndax foofu la ñuy xaar un chef d'État ndax jot ci moom yombul
wax ak moom yombul donc occasion yi rek nga mën a am pour wax ko li lay metti pour wax ko li manque ci communauté bi ak li fi communauté bi toll mais gis nañu ni que ni su ñëwee bu duggee ci salle boobu wax naa lit ni leen faw nu gëm yàlla ndax xalifa bi muy Serigne Ablaye yàlla def na li mu waroon a def lépp def na ko mag la tey jii ba nga xam te ni que ni kenn mënatu la xalaat ni que ni mën naa laa wax ni que ni yow laa faral wala faraluma la kon xam nga ni kooku amoo lu bari lay waxtaan ak moom kon soo ñëwee safonte ak moom mu xool la nga xool ko la ca des soo gënee nga dalal njaboot gi dalal communauté bi dalal it ses sympathisants même ses militants parce que ñoom it occasion boobu rek la ñu mën a am pour daje ak seen chef de l'État te it su fekkoon ne duñu ko def fenn duñu ko revendiquer duñu ko laaj mais gis nañu ni fépp fu mu dem ci këru diine dina fa jël temps dina def ak ñi mu war a defal dina wax ak ñi mu war a waxal ba nga xam te ni su fay jógee ñëpp seen xel dina dal par rapport ak ku ci nekk sa difficulté kon dama ni foofu la ñuy xaar monsieur le président de la république. mais yaakaaroon ni ren dina mën a nekk d'autant que ñu ngi dem ci post année boo xam ni dañuy dem ci élection présidentielle est-ce que tey promesse yooyu mënuñu mettre ko mënuñu appliquer ko par rapport à des promesses électorales. waaw man xam nga man su may wax du ma wax ci contexte boo xam te ni contexte électoral la parce que damay je n'aime pas ñu xalaat ni que ni je fais dans la menace ou dans la pression bugguma loolu man dama bëgg ñu xam ne li may wax moom la ñuy dund au quotidien que mu nekk élection que mu ñu jàll élection wala élection ñëwul ça importe peu pour moi mais loolu la laay di dund moom nag moo koy xoole noonu est-ce que préélectoral la nekk est-ce que promesse yooyu dina ci mën def dara wala du ci mën def dara loolu moom moo xam li mu mën def waaye man jàpp naa ni noonu la ñuy dund dañu koy dund en longueur d'année kon saafara jaadu na ci moo tax duma bëgg su ñëwee Yoff yooyu interpellation yi yëpp mu man mu ci wax lan moo ci xalaatam su ma jógee Yoff damay dugg a Cambérène ku nekk gis na li xew Cambérène dernièrement y a une vive tension xale yaa ngi wax ñu ngi yëngatu ñu ngi yëngal li ko waral mooy Cambérène a beaucoup de difficultés l'émissaire de Cambérène bi nga xam te ni ça fait des années et des années ñu koy wax pour am saafara kenn mënu ko ci am saafara kon loolu war na ci mën am saafara parce que su ngeen xoolee ba nëgëni ma ne ko ba nëgëni ndox mi mu ngi tuuru ci biir Cambérène ci tefes gi loolu dafay engendrer ay feebar yu bari parce que le district bi nekk foofu gis nañu ni que ni lépp nit ñi ñuy feebar te loolu moo ko gën li ci ëpp loolu moo koy andi gis ngeen nit dernièrement pont bi ñu fay tabax pont bi damay wax ni xaj na conception bi mënoon a mel neneen parce que kenn du bañ tali jaar foofu parce que luy defar Sénégal lu Sénégal bokk nun laayen du ñu ko bañ ndax loolu njëriñu population bi la mais suñu koy concevoir ñu def ko conception bu mucc ayib mais soo xoolee pont bi empiété na lu bari ci oromu Diamalay Seynaïssa ba tax na tey jii la fa des bareetul barka dem rek bu ñu amee ñaanu Chérif Ousseynou Laye barab ba mënul woon contenir nit ña fa ñëwoon vous imaginez aisément bu appel amee kon naka la ñuy def kon ça c'est un problème la ca des xam ngeen ni que ni seen aliment bu ñuy wootee ku ràññee xam ni que ni dëkkam yépp ci booru géej la ne bu déparé Wakaam Ngor Yoff Cambérène Yëmbal ba Malika lépp ci booru géej la nekk kon géej dafa am solo ci taarixu Seydina Limaamu kon soo ñëwee tey ci Cambérène
érigé fa miir boo xamante ni que ni dëkk bi yépp la jël kenn dootul gisati géej gi kenn dootul respirer ngelaw li j'ai dit ça c'est un problème kon loolu xaw ma nan lañ ko concevoir mais conception bi baaxul kon nag dafa baax ñu toog ak njaboot gi waxtaan ak ñoom xool li gën baax li gën yéwén ci population bi ñu defal leen ko noonu parce que loolu mooy indi jàmm loolu mooy indi stabilité loolu it mooy gën a defar ses relations avec la communauté layène parce que damay wax ni que ni kat li may wax nii moom la Layène yëpp di wax ay la yéwén Layène yi bégunu ndax coow li bari na problème yi bari na moo tax may wax Layène ni que ni nañu dal waaye nag nañu am it fula ndax dañu nekk ci am réew mënoo nekk ci réew nag te doo def li nit ñi di def may wax ni que ni ñi war jàngi bu jàng jotee nañu jàngi ñi war a liggéey bu liggéey jotee nañu liggéey waaye ñi war a politique it bu politique jotee nañu dem politique yi ndax loolu mooy ngànk réew bu politique jotee nag Layène yëpp ànd nekk benn xool li nga xam te ni que ni mooy seen parti muy suñu communauté ñu ànd ak suñu communauté parce que loolu mooy suñu parti moi je dis la communauté avant les partis parce que kenn ku ci nekk ci Layène tey soo xaroon xolam seen ali moom nga ci fekk ak say naay sax kon dara waru leen jaral muy def leneen wala muy ànd ak keneen koo xam te ni que ni joxul cër ba mu war a jox wala gëdd ba mu war a jox seen alimaamu man seen ama joon gëmuma loolu man day benn parti la am muy communauté Layène ku ko teral danaa la teral waaye ku ko jàppalit mën naa jàpp sama ñaambur man moo tax ma bëgg chef de l'État mu wax ci problème mu Cambérène ñu xoolaat conception bi naka lañ ko defaraate ba kenn ku ci nekk du nu bañ tali jaar fa dina fa jaar waaye nag jaarin ba na rafet na jekk te du andil benn difficulté les populations de Cambérène. léegi ci relance boobu tey jàppoo ni par exemple les événements religieux yi aspect politique bi da ciy gën a génn comme tey muy màggal muy gàmmu muy événement bu am rek au moins dañuy gis ni les politiciens dañ fay fës donc est-ce que ce n'est pas aussi cas bi duñ ko gis tam ci appel bi. forcément noonu la Sénégal tëddee Sénégal bu fi xew-xew diina amee porox ndool yi day bari bunt yi day bari kenn ku ci nekk di nga ñëw kenn ku ci nekk it la yëkkati moo la yëkkati waaye religieux it xam nañu ñoom it kenn ku ci nekk la yëkkati mooy lan kenn ku ci nekk la ñu war a wax ak yow dinañ ko wax ak yow la ñu war a def ak yow dinañ ko def ak yow mais loolu du àll yéwén du ñàkk ci Sénégal parce que noonu la Sénégal bindoo mais damay wax foofu ni que ni faw aussi nu nit lu xam li état attan wala li état mën man je ne fais pas dans la langue de bois gis nga li may revendiquer aujourd'hui su fekkoon ne que ni kenn revendiquer ko sama yoon newu ca su fekkoon ni kenn defu ko feneen sama yoon newu ca mais dama gis ñu koy defal ñoo xam te dafa nekk ci programme boo xam te ne mooy modernisation des cités religieuses ñu ciy am mbëtt nag parce que gis nañu que ni ci këru diine yi yëpp ñu ko def soo xoolee yañ fa def sa xool dana sedd ndax ca nga bokk waaye nun danoo gisagul dara te damay wax ni ndakaaru fi la lem ne ndakaaru moo gën a jigéen fépp kon defe naa ne que ni suñu jiituwul woon waruñoo des gannaaw loolu moo tax ma koy ñaan. ñu ngi defar kër xalifa. waaw loolu damay wax ni que ni lu ñu def ba pare la kenn mënut ko toj kenn mënut ci wax la mais dama ni àddina ba mu dee àddina ba léegi dafa am loo xam te dañuy tuddee priorité kër googu du woon priorité Layène parce que kër googu ki ñu koy defaral
muy xalif général Seydina Serigne Ablaye damay wax bés bu nekk man leen soxlawu ci nekk te it gëm naa ni du fa teg tànkam waa kooku kon koo koy tabaxal te tey jii soo ñëwoon Yoff xaalis boobu ñu fa demoon tey jii tali bii ngeen jaar bi ngeen di ñëw mënoon nañ ko def 2 fois 2 voies ça aurait dû désengorger la circulation à Yoff mënoon nañ ko jël dugal ko ci ça fait 10 ans 15 ans ñu ngi daw ci benn station de refoulement des eaux usées parce que lii kër yi ëpp ci Yoff ils sont pas connectés au réseau de l'ONAS pour 300 millions 15 ans mënuñu ko defar et ils mettent 700 ou 800 millions ou 900 millions 1 milliard ci benn kër boo xamante ni que ni ki ñu koy defaral bëggu ci ne amaana du fa dem. J'ai dit c'est pas une priorité la priorité était ailleurs xaw ma nag kan moo leen sant loolu xaw ma it kan moo leen dugal ci loolu xaw ma it kan moo leen wax loolu mais c'était pas la priorité de la famille ni de la communauté. tey sëñ bi ñu ngi à 6 jours du début de l'appel tey préparatifs yi fan nañu toll. dara beesu fi y a rien de nouveau. gis ngeen fu ñu defar tali fii gis ngeen fu ñuy def leneen bu ngeen génnee faites un tour à Yoff du ngeen fi gis lenn lu bees que de la routine li fi xewoon moo fi xew ba léegi li fi nekkoon moo fi nekk ba léegi la preuve le CRD national bërki démb lañ koy doog a def lundi. Pendant que nous on était là di waxtaan ñoom ñu ngi doon def CRD kon loolu du taxawaay dara bees fi. waaw tey sëñ bi gis nañu bon waxtaan bi c'est très institut. am solo muy Ngadiaga à Malika parce que Malika dafa bokk ci taarixu Seydina Limamou ndax Seydina Limamou ba mucc ci noonu yooyu ba mission bi ma la jox. bu mat noonu la jógee Yoff dans la nuit du 10 au 11 septembre 1887 gàddaay topp guddi gi ndax nee nañu bu muy dem amuloon destination xamulit fu mu jëm waaye nag yàlla nee na Jibril laa ko booleel Jibril moo ko doon wax ni que ni sa borom nee na tegal fii sa tànk jaaral nii tourneel nii nee nañu jaar na fu mel ni Caaroy jaar na fu mel ni Buun jaar na fu mel ni Mbaaw bu mu egsee Mbaaw nag nee nañu la wëlbatiku jubal boobu géej di dox ba egsi tey jii ca foofu ñuy tudde tey jii Malika ba muy fay ñëw nag tudd woon Malika ndax booba àll rek moo fa nekkoon amuloon sax garab mais nee nañu benn montagne moo fa nekkoon benn garab saxoon ci kaw garab bu ñuy wax ngejj moom la ñu tuddee tey jii Ngadiaga garab googu ak montagne boobu amoon na benn kan bu nekkoon ci suuf ci kan moomu la Seydina Limaamu duggoon def fa ñetti fan ak ñetti guddi ba tubaab yi fekk ko foofu ba mu leen gisee ñu koy wër moom ba sonn te gisuñu ko mu ni leen ne leen naa ngi fii xam nga ni kooku nëbbatuwul ñu jël ko déporté ko yóbbu ko loolu moo indi tey sa déportation à l'île de Gorée kon loolu taarix la ci Laayeen te boobu bi may wax nag foofu tudd woon Malika amuloon garab en 1948 la Seydina Issa recevoir tubaab yi ñu ni ko gis nañu ni que ni ngelaw li jóge ci géej gi dafay puus dune de sable yi ñu ngi dem dinañ mujj a mëdd tool yi ci xam ne ci la nit ñi doon béy dañ doon ñaan ñu may leen ñu def un rebrousement sur la grande côte de Dakar à Lompoul pour ñu mën a stabiliser les dunes de sable loolu moo andi tey les plantations de filao tout le long de la côte c'était en 1948 xam nga ko boobu yàgg na 1960 la kii nga xamante ne tey mooy xalif général des Layènes Seydina El Hadji Abdoulaye Thiaw ak ñamu àndaloon ñuy wër place boobu di ko wër ba gis ko c'était en 1960
1960 ba léegi mu ngay dem ziar foofu ca Ngéej ga ca Malika ba ñu fay dem à l'époque ay fukki nit lañu daan doon ñaar fukki nit téeméeri nit junni nit ba léegi c'est des centaines de milliers de personnes. Statistiques yi officielles yi nee nañu on est presque arrivé à la barre des. man mii maa ngi fàttaliku en 2012 defe naa bi chef de l'État ñëwee au pouvoir man maa jëkk a jiite délégation ñu dem seeti ko. Je parle au contrôle de tous mes frères. J'ai été chef de délégation maa leen yóbbu au palais bi ñu demee j'ai dit au président de la République xat nañu dañu bëggoon nga déclasser nous cette forêt là pour que ñu mën a désengorger Yoff Cambérène Yeumbeul ba Malika mu rafetlu ko lool mu ñëw Yoff sëriñ bi waxtaan ci ak moom gene correspondance ñu ngi fi ñu ngi échange yëpp ak chef d'État mu ngi foofu ngeen toog mu rafetlu ko lool ñu demandé woon ko fa 100 hectares loolu ak bal tey jii léegi mu mat juróomi at loolu nag daf mu xaw jaaxal parce que dafa xaw yàgg lool moo tax ñu bëgg su ñëwee mu waxal ñu ci loolu parce que foofu damay wax ni que ni ça doit être le 3e pôle Layène ndax suñu jógee Cambérène suñu jógee Yoff jógee Cambérène foofu mooy localité bi nga xamante ni que Layène yi fa la ñu ëpp kon foofu la ñu war a mën a def lépp li nga xamante ni manqué nañu ci infrastructure lu mel ni kër gu nit ñi di dal defar ñu ngi koy defar léegi mu pare prévoir nañ fa une université islamique prévoir nañ fa une grande mosquée prévoir nañ fa une salle de conférence prévoir nañ fa une bibliothèque et tant d'autres projets même la future télé Layène vous la verrez là-bas à Malika kon ngeen xam jàpp ni que ni foofu lu am solo la ci dina ji kon tey ji am naa yaakaar ni su ñëwee Yoff war nañu mën a wax ni que ni lii kat fi laa ci tollu danaa leen ko jox wala duma leen ko jox ñu xam fan la ñu taxaw defe naa loolu daal lu am solo la te loolu nag la ñuy xaar ci moom xaaruñu moom ci leneen xaaruñu xaalis man sama baat ci kaw xaaruñu leneen mais dañuy xaar la nga xam te ni que ni mooy njariñu diina ji mooy njariñu njaboot gi. Seydina Mbayoune Sénégal mi ngi lay jaajëfal bon message ngay tëjee rek. et ñu ngi jublu ci bés bu am solo muy bés ba nga xam te ni que ni bu ñuy départ wax naa leen ko sànq damay wax ni que ni Seydina Limaamu du xutbu du wàlliyu du aarifina billaay yonent la ndax loolu la wax dafa wax ni que ni maa weexoon démb ca mag maa ñëwaat fii ñuul fii ci saw kon ba mu koy wax ba léegi yàgg na te dara mosu ci changé te olof yi nee nañu que ni lu wàññi ko rek dana dolli ko te damay wax ni que ni soo daan ñëw Yoff su événement yi mës a am mën ngaa daw ci tali bi doo dajeek ñaari nit waaye gis ngeen macha allah yi fi ni mu yokkoo kon ñu xam ne loolu lépp dëgg la ñuy ñaan képp ku fi ñëw nga ñëw fi ak yar ak tegin ak it col gu weex ndax col gu weex moom lañ ñu xame moom la ñuy ràññee ndax ba àddinay baax ku musaan sol lu weex ñu ne la xanaa Laayeen nga jamono nag neex na léegi ba kenn xamatul kenn parce que ñëpp bëgg na lu weex kon ñuy ñaan kuy ñëw na andi sol yëre yu weex andi yar andi teggin ndax loolu la ñu xamoon ci Laayeen leneen lu mu def lu dul mel noonu wàcc na yoonam ndax loolu la ñu xamoon ci Laayeen yar ak teggin ak col gu weex kon ñu ngi souhaité ñëpp ñu ñëw ci jàmm delloo si jàmm yàlla bàyyi na fi ba déwén kenn bañ ko fàtte bañ ko manqué ñu ngi leen di gërëm it bu baax yéen Sénégal gis nañu seen liggéey
ay la yéwén nee naa presse en ligne yi macha allah parce que ñu ngi liggéey bu am solo barke dem ba léegi man xam nga sax du may faral di seetaan yooyu mais barke dem ba léegi je suis scotché à Sénégal parce que gis naa ngeen def un travail extraordinaire yéen a ngi contribuer bu baax pour yee askan wi wax leen li xew wax leen ko it ci anam ya nga xam te ni kay mooy anam yu dëggu ndax information bu dëggul rek dana jur la nga xam te ni que ni kenn bu ko woon moo tax ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal ngeen passé fii yàlla mën na ko yàlla def ci barke bés bi. sant